برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi ko fi yëngatu rek ñoom lañ koy yëngatul ci seen ndigal di xool ci seeni melo seeni defin buñ teewee ci suñ kanam ñun ñëpp ñoom lañ war a njëkk a nuyu ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jiital nag wax li may njëkk a wax mu jëm ci borom dëkk Alaaji Taala Ndaw di nit koo xam ne
toujours dama koy ndokkeel ci dëkkam bi ndax dëkk boo xam ne amul benn guddi benn bëccëg boo xam ne du yaa ngi dégg turu yàlla loolu Cheikh mi dina Cheikh Ibrahim laa ko daan gis boo xam ne amul benn gox boo xam ne noonoo nañ ak morom soo demee ca Mbambara ga góor gi bu naa ma Camara yal na ko yàlla yërëm nu bu naa ma mari ko dafa daan wax ne lu Alaaji Baab wax loolu laa wax soo demee Toobeen Alaaji Baab booy daf daan wax ne Alaaji Baab ma yaa ma gétti yow yaay joor mi yaa joti fu ma jotiwul yaa àgg fu suma tànk àgg yal na la fi yàlla yàgg soo demee ci Alaaji Talla Ndaw borom dëkk bii may waxal def naan la jaar nga ci Alaaji Baab moom nga ne déedéet mu ne dem fa soo fa demee su la waxee lu jar waaw waaw la su la ne déet bul fi jaar si noonu la dëkk bi mel sëriñ bi ñu ngi la koy seedeel waaye seen liggéeyi maam la seen liggéey bàyyi Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass mooy njëkk jox mooy jox Alaaji Baab ba ndigal ci siyaare 1957 la ko samp mag ñi ko fekke woon ñu baree gi jël loxoom bu tedd ba teg ko ci nelam bu set wecc jàng la muy jàng wax la muy wax ñépp di ko xool mu ne li newoon ci Alaaji Saalum ak Alaaji Maas tàmbale naa ko def naa ko ci mbaafaatu nii kuy taalibe na doon taalibe kuy jabar na doon jabar kuy doom na doon doom lu mu wax maa ko wax lépp lu ngeen may yëg teg leen ko ci loxo Cheikh Ibrahima Niass ko waxoon bi mag ñi moom mag jiitu yëpp ñu ngi fi mu commencé yebal ci Seydi Ali Cissé Baye Cheikh Abdou Baye Alaaji Babou Ndiaye magi mi dina yëpp toog nañ ci déngërëm bi doom bi Baye Moussam toog nañ ci déngërëm bi jumaa ji 1990 lañ ko doon sanc la 5 mai boo leen doom bi Baye Alaaji Abdoulaye Kan ak yëpp ñëwoon na Baye su sankee def jàmm rek a xëy lii ma ne du suñ ngóor a de liggéey Cheikh Ibrahima waaye yàlla baaxee nañu nag liñ ko nangoo topp ko jëriñu nañ te maa ngi yaakaar ne ku xam li may wax waxoon naa ko fi daaw siyaare bu si àll yu daan ñëw sàkketi ga tax suuna lañ daan defee mbaar fii de mbaar na du mat 5 mètres carrés ay dàtt lañ daan jël sëpp gën na foog dàtt di teg ci mag ñi toog ci ngay dema dem ba tey tànt bii tiim la ak lamp yii ak mbooloo mu tedd mii war ngaa xam ne ndigal rek moo am solo Cheikh Ibrahima Niass dana ñu ko yàlla fayal sang yi ñu ngi leen di tedd ñu ngi leen di teral ñu ngi leen di teral bu duwuloon ak ndigal du ma fi wax dara man nag seen doomi baay laa sama baay moo ma yëkkati ba ma feree jox ma Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu teg ma ci kawam doo rawee naa ko ñu bëri toog ci kaw baay mais ana Fatim la woo leen ma ko ni ma yar nag te Fatim la yar leen ñu ngi nii toog mu ñëw bàyyi na ko Fatim la doomi góor a ngi nii Fatim la na yàlla daf ko natt amul doom mu ne ko doomi góor a ngi nii kay jël sama yaay xool nii ah bàyyi lii moom tuuti na di bàyyi na ko ah soo ko juróon noo koy def mu ne ko xanaa ma yëg ko sama yaay mu ne ko jël ko yëg sa yaay su mayee Cheikh Ahmed Tidiane Alaaji Abdoulaye sëñ daam ku ko may maa ngi yow ñoo maase woon ci jamono Cheikh Mouhamadou Mahi Mouhamadou Lamine Mouhamadou Laaxi ñëpp maa ngi ñoo ma bokk yaru ci benn waxtu bu bàyyi defaan liste di def koddaay suma tura nga ci sama liste te liste karaama bi gën a màgg bàyyi def na ko ci man jóge naa daaray Baye Alaaji Niass li ñuy gis suñu kër jaan màtt ma daw tourné jaari kër Ibra Lo ndax miir daanu fa di juum di jooy di wacc ñu ne kii kan la ñu ne Souleymane ñu ne lum la ñu ne jaan ko màtt ñu ne gaaw leen ca bàyyi na ko fekk ca perom na mu ngi toog jublu den ñu ne ñu ñaaw si bàyyi na li lan la ñu ne Souleymane de moom la jaan màtt mu ne innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun tegal bi mu teg loxoom ci sama bopp bi di jàng ci tax bi sama gémmi naan ma wanal ngay wan mun ma jógal daw ba kër téwee jaay nga dellu si ma jóg daw ba kër téwee jaay ma dellu si mënu ma dellu ba muy ñetti yoon suba teel la yónnee xooluma
ñu ñëw xoose mu ne ma fu la jàng ci màttoon ma di ko nuyoo xamatuma ko jërëjëf Cheikh Ibrahima amee woon naa feebar biir sama yaay indi ma ci kanam baay ma ñëw taxaw ma ne ma Souleymane lan la ma ne ko sama biir bi daal mooy nekk ci toujours ñu ngi def benn xeer waaye noonu yëkkati sa mbubb ma yëkkati sa mbubb mu teg ci loxo bi di jàng taflewu pare ne ko demal ci amul jàmm mu defal ko garab ba léegi gisatu jërëjëf sëñ bi mu ne maa mu ne jërëjëf waaye man maa ñàkk a guddal damaa war a wax te li ma bëgg a wax lu jar a wax la ndax bu fekkee dégg bu fekkee lii tey war ngaa xamal nit ñi ndax ñuy yokk xam na wala am Ibrahima Mahmoud Diop fii la toog ne alhamdulilahi rabbil alamin xaj yu gàtt si gannaaw dana ko yàlla yërëm mu ne bi may jóg ngodi bi may gëj ngodi ba tey benn wetti seekal la waaye ngodi ba ga ma mujjoon a ñëw ak gi ma ñëw tey de du benn asalaamaaleykum wa rahmatullah sang yu tedd yi nga xam ne ñi nga bàyyee ko ca Hadratul Qudsi te mooy pays ba nga xam ne képp ku fa bàyyee ko bu doon aw sànq lañ la sax was war ngay nangu ne was jut waxatari suñuy su jóot yëpp foofa kon ñi fi bàyyee ko da ay kilifa yoo xam ne ñoo fi teewal xadara ba lépp te li ëpp teew nañu ñu ngi leen di nuyu mbooleem ñi leen àndat di nuyu ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ci wàllu addina di nuyu suñuy journaliste yoo xam ne macha allah rafetal nañ ci boor bu nekk nuyoo boobu ñu ngi koy jël teg ko ci Mawlaaya al Khalifa Cheikh Ibrahim Ba mu jël ko joxal ñu ko xalifa bi Saahib al Fayda Tijaani Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass ak Seydil Imam al Akbar Cheikh Ahmad Tidiane Alioune Cissé ñi ngi nuyu ñëpp da ci xaasal sama sëriñ borom du kumaan Cheikh Baye ibn Cheikh Mamadou Hadi Ibrahim Niass di siyaare ñëpp da ndokkal ñëpp dana jafe mu wuutu fi ñi ngeen tudd ne ma wax ci seen tur waaye jéem rek dafa suma yéene mu gudd sang bi wala sang yi ñu ngi leen di wax ne ni ko Cheikh Mamadou Hadi waxee léegi man naa wax ne mboolem waa Ndoukoumane ñi fi ñëw ci kilifa te ñëpp ñëw nañu gis naa leen wala kenn rek laa ci ràññeeku te gëm naa ni ñëw loolu nag li muy tekki mooy jàppalante ak jàppoo ak déggoo ak xamatu jëm ci kanam boo xam ne ci islam rek la tënku ak tariqa Cheikh na Ahmad Tidiane ak faydu Cheikh Ibrahima bii waaye itam na ñun ñëpp ñu ànd naan ndokkeel si kan muy koo xam ne su fekkoon sañ naa ko wax muy waxamaaneew yàlla waaye daal lu mën a xew muy nit yàlla piir nga xam ne ci liñ xam ci xatam bëreegul waaye itam yaakaar naa ne du ko mag du ko ndaw ñëpp ndawloo nañ ko ci xam-xam waaye li ma gëm itam mooy ñëpp ndawloo nañ Mawlana Cheikh Ibrahima Ba ci njub waaye li ma gëm itam moo ñëpp ndawloo nañ ko ci ëdëb loolu d'accord naa ci ànd gi tam nag muy nit koo xam ne yitteem lu koy la waaye place bi moo ko laaj place bii nga xam ne dégg naa ci waxkat yi léegi wala toujours ma da ko dégg ñu ne Mawlana Cheikh Ibrahim ñëw na fi juróom-ñaari yoon kon suuf soosu man ta ñàkk a barke dama settantalu daaw jéeg jumaa ju tama fee faas ñi dem fa ma taseeg benn xawaal mu ne ngodi ba dafa barke ba loo fa ji mu sax boo fa ji woon doj sax mu sax boo fa ji woon safara mu sax ma ne ko safara de xanaa kon la may war a sax mooy ndox ndax ndox laa gis mu man ko manin mu gaaw boobu ko laale rek mu yóbbu kon dëkk bi dëkk barke la moo tax ba sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel say gan ñu ngi lay ñaanal yàlla wér ñu ngi lay ñaanal yàlla dolli la tawfiq ñu ngi lay ñaanal yàlla nga am ngërëmal sang yi te mooy waa kër Mawlana Cheikh Ibrahim de gërëm ñëpp de sant ñëpp de gàttu salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu. ñu xaar ma trompé
Mais je voudrais tous vous témoigner mon respect ainsi que le respect de la délégation qui m'accompagne. Je prends la parole ici au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et au nom de toute la délégation qui m'accompagne, y compris le ministre Abdoulaye Déby Baldé, qui est un ami de Cheikh Ibrahima Ba. Je voudrais ensuite dire en quelques mots les raisons de ma présence ici. L'année dernière, j'avais souhaité être là. Malheureusement, la veille, j'ai été un peu souffrant. Et il est très difficile quand on est malade d'être devant une foule. Je me suis donc gardé de ne pas venir en demandant au préfet de le faire à ma place. Je suis donc venu cette année rendre témoignage. Témoignage sur un homme que j'ai appris à découvrir ici. C'est pas évident, mais j'ai découvert en lui, outre ses qualités intellectuelles, parce que vous le savez bien mieux que moi, Cheikh Ibrahima Ba a fait de très solides études, ponctuées de diplômes que beaucoup d'entre nous peuvent lui envier. Mais vous ne pouvez jamais vous rendre compte que ce monsieur a autant de diplômes. Tellement il est simple et d'un commerce facile. On a même du mal à se demander si c'est vraiment lui, le Khalif de Godiba. C'est exceptionnel de voir un homme avec autant de responsabilités, mais aussi avec autant de simplicité. Et je suis venu aujourd'hui pour lui rendre témoignage. Et ce témoignage, je le dis en toute honnêteté parce que je ne sais pas cacher, malheureusement. Je ne sais pas cacher ce que je pense. Je dis tout haut ce que je pense. Et je pense que M. Cheikh Ibrahima Ba est un modèle qu'on devrait présenter aux jeunes Sénégalais. Et je suis certain que ses disciples, ceux qui viennent le voir, ceux qui sortent de chez lui, sont frappés par sa simplicité et sont frappés par son érudition. C'est cela que je voudrais souligner d'emblée. Wow, gouverneur de région Jean-Baptiste Coly nee na képp ku fi teew ci sa daraja toog da nga xam ne moom moo toog fii ci Ngodiba nekk fii mu xadamu Baay jiite fayda bi fii ci région Kaffrine mu ngi nuyu ñëpp Philippe bi fi teew mu xadam ñëpp kilifa yëpp ku ne fi sa daraja toog nee na li tax mu ñëw fi dafa gis ci moom ay jikko yoo xam ne ay qualité yoo xam ne yu mu naw lool ci koo xam ne mënoon na dëgg dañu fëgg parce que li ko yàlla may ci lijaasa ci njàng mu sport mu sori ci xam-xam ci liggéey bi muy liggéeyal fayda bi partout dàmm ku jot dina koy seetaan ci télévision yëpp ci àddina bi ñu koy invité muy défendre islam ñu koy invité Amérique mu fay defal di défendre islam ñu koy invité France Italie Allemagne partout Cheikh Ibrahima ci français ci anglais ci arabe ci wolof muy yokk yoon wi mu ne ku mel noonu mënoon naa fëgg dënn jiisal boppam waaye dafa gis ne moom dafa woyofal boppam lool nekk nit ku baax nit ku yaatu loolu moo tax mu jàpp ne moom daaw moo fi mën a ñëwal boppam waaye wéradi yàlla mu sutati moo tax yegg siiwloon ren nag la yàlla mottali mbébétam mënoon dina ñëw ba fii pour témoigner maanaam wan askan bi yëpp cafet li mu am ci Cheikh Ibrahima rafetal liggéey boobu pour témoigner ko moom pour wane kilifa yi ne Cheikh Ibrahima mu ngi def liggéey bu mucc ayib fii ci Ngodiba ak Sénégal yëpp ci àdduna bi mu ne mu gëral nit ñi ne mu ngi nuyu kilifa gi fi àndal mu fekk ko fi muy xaritu Cheikh Ibrahima muy le ministre Abdoulaye Déby Baldé nga xam ne bi mu ñëwee wax dëgg yàlla tatagal kilifa gi dugal ko ci nekk bu gën ñu présenté wu yàlla def na ñoom ñaar ay xarit lañu mais ñu ngi dajaat fii ci keppaaru Cheikh Ibrahima fii ci Ngodiba bon sëñ bi loolu gouverneur indi woon représentant xalif muy nuyu bu sell bu kawe
ki nga xam ne tey moo fi toogal chef de l'État bu waxee mën ngeen jàpp ne kilifa gi chef de l'État Macky Sall moo wax rawatina bi nga xam ne bi nga toog ànd kilifa yëpp muy le préfet du département les chefs de service du départementaux ak les maires ñun ñëpp ñu ngi toog ànd ak moom bien sûr les forces de sécurité et de défense. Je voudrais ensuite profiter de cette occasion pour saluer l'immense œuvre de chef Ibrahima Niass, saluer toute la famille de Baye Niass. J'ai démarré ma carrière dans l'administration à Kaolack et je suis souvent allé à Medina Baye. J'ai souvent côtoyé certaines autorités de la famille, nous disons la grande famille Niassène, et j'ai vu leur impact dans la communauté, aussi bien à Kaolack qu'ici dans le Ndoukoumane. On ne peut pas ne pas rendre grâce à Dieu pour avoir bénéficié des prières de ces hautes autorités, des prières qui font que notre pays est encore là et que notre pays est encore en paix. Nous le devons à leurs prières et nous souhaitons que leurs héritiers continuent dans le même sens, parce que si nous regardons ce qui se passe au Mali, nous comprendrons que la paix est nécessaire à un pays qui veut se développer. Nous comptons donc sur leurs prières pour que cette paix demeure au Sénégal et continue de se propager, en souhaitant que cette paix aille vers le Mali, vers le Burkina, vers le Tchad, nos voisins qui sont dans des difficultés. Je ne peux pas ne pas saluer leur présence et les remercier de toutes les prières qu'ils font pour notre pays. waaw nee na nuyoo bii mu ngi koy jagleel waa Cheikh Ibrahima Niass waa kër Baye ak famille Niassène bi yëpp nee na moom mu ngi commencé daanaka Kaolack en tant que administrateur civil di liggéey ci wetu kilifa yi foofu mu doon demlante dikkalante ak kilifa diine yi nekk Kaolack yëpp mu bénéficié wu seen ñaan ñu ñaanal ko doon ñaanal askan bi nee na ñaan yooyu moo tax ba Sénégal mucc ci ay bi nga xam ne mu ngi law ci suñ sous-région bi ay boobu nekk Mali ay bi nekk Niger ay bi nga xam ne mu ngi tàkkee Libye di continuer di law bu Sénégal tolloo fii yooyu réew tàkk ñu ne si jàmm ngeen ko santé kilifa diine yu mag yi nga xam ne mosu ñoo jógee di ñaanal Sénégal rawatina waa Cheikh al Islam waa kër Baye loolu mu ne rafetlu na ko te mu leen di ñaan ngeen wéer ñaan yooyu bu leen ci mos a bàyyi bu leen ci mos a jot parce que loolu moo téye Sénégal moom moo aar Sénégal moo laaw Sénégal te ci kaw jàmm jooju ci la lépp xaj ci la développement xaj ci la yokkute xaj ci la islam bi ci boppam mën a mën moo tax mu ne daal mu leen sant leen gërëm jox na leen seen wàccuwaay fa mu toll ngeen jot li ko xalif général bi nga xam ne moom mooy kilifa ñëpp ku fi ñëw ne le gouverneur de région Cheikh Jean-Baptiste Coly mu ngi nuyu toute la famille Niassène rawatina waa kër Medina Baye donc vraiment moom leen koy fédéré bu baax a baax. C'est aussi une occasion de lancer un appel. La propreté va de pair avec la prière. Je pense qu'on va à la mosquée quand on est propre. Et il est bon aussi qu'ils nous aident dans leurs différents sermons à cultiver et à relayer cet appel du président de la République que nous avons commencé à matérialiser aujourd'hui par la première journée nationale de propreté. Nous comptons sur leur accompagnement pour réussir ce pari. C'est vrai, on nous dira que la région est sale, la commune de Kaffrine notamment est sale. Des efforts vont être faits, ils sont en train d'être faits. Mais nous sommes sûrs qu'avec leur participation, nous sommes sûrs qu'avec leur collaboration, nous sommes sûrs que s'ils invitent leurs talibés à nous accompagner, nous réussirons ce pari de rendre notre environnement beaucoup plus vivable, de rendre notre environnement beaucoup plus sain. Et je pense que c'est aussi une forme de prière de travail dans un environnement sain.
waaw mu ne mu ngi ñaan kilifa diine yi ñëpp ñu jàpp ci programme boobu nga xam ne chef de l'État moo ko tëral muy ñu fexe ba Sénégal set wecc mu ne commencé nañ ko def ko commencé nañ ko tey muy ñaan seen kàddu jot ngeen wax ci ngir l'islam ci boppam ak diine moo bëgg set nee na bu setul doo dem juma te juma biñ ko mos a seetaan muy tilim bon doomu jullit ci boppam moom moomu tilim jullit set la jullit taaru la jullit fonk boppam la jullit fonk environnement la mu ne ñu leen di ñaan ngeen yëkkati seen kàddu mobiliser communauté bi ñu accompagner autorités yi pour gox yëpp ñu setal ko ngir loolu nga xam ne chef de l'État teg na ko fi te mooy njëriñ askan bi ñu mën koo wéyee ndax set mooy indi wér gu yaram te am na feebar yoo xam ne dugg na suñu région feebar yooyu bu ñu àndul ak set mën na law te mën na indi ngaañ bu baree baree bu dee dégg na feebar bi ñuy wax dengue dugg na fi am na ñu mu fi dal wan bu ñu dogul jël suñu matuwaay ku ne fa nga nekk ba lépp luy yoo ñu tàggoog moom ndox mu taa ñu tàggoog moom salte fi ñu ko dajale ñu tàggoog moom feebar du fi jóge te feebar nag dina wàññi kattan dina dindi li ci poos ba dara ci poos ba mën naa dem ci kër ga jën ci jabar ga yokk koom-koom donc gouverneur nee na daal ñëpp fi teew ñaan na la nga taxawu ci projet programme boobu ñu sotti ko si jàmm ak salaam nga mobiliser say talibé mobiliser kilifa yëpp. Je voudrais terminer en réitérant vraiment mes vives félicitations à Cheikh Ibrahima Ba ainsi qu'à sa famille, à toute la communauté de Ngodiba. Nous leur transmettons des félicitations de son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que de celui du ministre de l'Intérieur qui est chargé du culte. Nous voudrons en profiter pour leur dire la disponibilité de l'État du Sénégal à accompagner toutes les communautés religieuses sans exception. Il n'y a pas de différence pour l'État du Sénégal. Toutes les communautés, et nous continuerons à faire ce qui est possible. C'est vrai que parfois les moyens mis à la disposition sont limités, mais notre bonne volonté, notre envie de bien faire est là, et nous comptons sur leur prière pour que ces actions puissent être pérennisées pour l'intérêt du Sénégal, parce qu'il faut le savoir, il faut qu'on le dise, les communautés que vous gérez, en leur inculquant des valeurs religieuses saines, des valeurs religieuses certaines, sont généralement les communautés les plus simples à gérer. Il est très difficile d'administrer un homme qui ne croit pas, qui n'a pas de foi. Mais c'est tout le contraire des hommes qui ont la foi, parce qu'ils savent que ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt général. Ils savent que nous sommes là, pas pour créer des difficultés, mais juste pour guider, pour aider, comme le font les chefs religieux, mais dans un autre secteur. Je voudrais donc les inviter à cela et à le comprendre. Ainsi, nous avons des insuffisances parfois, mais la bonne volonté est là. Et l'État du Sénégal n'a jamais laissé tomber les communautés. Le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en faveur des cités religieuses, est là pour illustrer vraiment toute la volonté de l'État du Sénégal de faire en sorte que les communautés soient bien accompagnées. Je voudrais terminer par cela et en invitant les jeunes de la région de Kaffrine, je dirais même de l'ancienne région de Kaolack, la grande région de Kaolack, en leur disant que vous avez un modèle sur qui vous inspirez, c'est M. Cheikh Ibrahima Ba. Il a les qualités intellectuelles, les qualités humaines. Je pense que c'est un bon modèle pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une érudition qu'on ne comprend pas, parce que cet islam-là, il veut qu'on tue celui qui n'est pas de votre côté. Ce n'est pas cet islam que nous connaissons au Sénégal. Cet islam, on n'en a pas besoin. Et ce n'est pas cet islam qui est enseigné dans notre pays. C'est sur ça que je voudrais terminer, en profitant encore pour dire, puisque nous sommes dans les premiers jours de l'année 2020, de souhaiter à tout le Ndoukoumane, à toute la population de Ngodiba, une excellente année. Je formule des vœux d'abord de santé, parce que c'est fondamental, des vœux de paix dans les cœurs, dans nos foyers et un peu partout dans la région
Kaffrine. Merci de votre aimable attention. waaw gouverneur nee na li muy njëkkee mooy féliciter Cheikh Ibrahima léegi liggéey bu rafet bi muy liggéey fii ci Ndoukoumane ci Sénégal ci àddina bi yëpp defal ko tarixa bi defal ko famille bi nee na ku mel ni moom xale yi Kaffrine région Kaffrine xale yi région Sine Saloum xale yi Sénégal nañ ko jël muy seen modèle soxlawuñu ñu koy wuti ji feneen parce que xam-xam bi am na ko mu ngi koy doxe mu ngi koy waxe te kàllaamam ku koy jég da nga si jàng-njàng mu mat sëkk mu wutee ak ñi nga xam ne dañ jàpp ne diine xeex la noonoo la rayante la mën a ñooñu soxlawuñ leen di leen jël modèle bu ñuy jël modèle leen ko jël suñu tarixa yi nga xam ne ñoom ñoo fi indi dëkkoo jàmm ak salaam ñi nga xam ne dañoo wutoo diine bu dégg histoire Sénégal dégg diggante Senghor Sëñ Fallou Senghor Cheikh Ibrahima Niass xam ne yàgg na saafante ku xam Sénégal ñu ne 95% de musulmans nga jël catholique mu jiite réew mi ñaar fukki at bal tàkku ni ñu def jàmm tolérance boobu nga xam ne suñu diine yi ñu ngi koy defee ñun fii tarixa yi jàngal ko askan bi loolu nee na loolu jàmm ñuy dem feneen ñu jëgaani leneen parce que loolu moom cimenté jàmm ji am biir Sénégal nee na bon leçon yooyu ñu am neen ko jàngal gune yi jarul ñuy xooli diine ji feneen parce que liñ bind fii ci diine ci Sénégal rek ku ci nàmp da nga doylu sëg ba foo dem ci àddina bi foo waxee ñu dégg modèle mooy ni Cheikh Ibrahima góor gi moo ko jàngal si rajo Bamba ba mu jàngee ba dem université ba mu demee ba am licence am al Azhar jàppoon na ne dafa war a dem Sorbonne amoon na diplôme am amoon na bourse xaaju ne dana dem góor gi na ko doo dem fi ngay toog mu xaajuwaat góor gi na ko doo dem fi ngay toog mu boole ko ay mag góor gi na ko doo dem fi ngay toog ba yàlla def li muy def mun na lu cay loxo barke bàyyi ñëw xam-xam bu sell te jàngew ko lu mooy diggante góor bi ak Medina Baye yii bon gouverneur nee na xam-xam baa ngi Sénégal suñuy tradition suñuy cosaan suñuy aada benn bi lu ko rafet kon bu kenn di jéggaani aada yi keneen beneen bi mu ne ngeen biral ne gouvernement bi Macky Sall chef de l'État mu ngi ci programme mu jàppale communauté religieuse këru diine yi commencé na maanaam yegseegul dango di ba waaye mu ngi ci yoon te moom dinañ ci liggéey dinañ ci wax ñi fi toogal ngeen ci liggéey ngeen ci wax te loolu mën naa ko biral na waxtaan leen ci du benn du ñaar ci programme boo xam ne général la pour nga di ba mooy defaraat jumaa ji daar école moderne ni daara moderne daanaka pare na def ferme agricole moderne jàngal gune yi mbay ak sàmm taalib yi am liggéey am métier bu ñu amee teraanga am sutura am diine foog naa ne kenn du leen mën a def yëpp te loolu mooy projet bi nga xam ne moom leen àndee ak Cheikh Ibrahima ñu tëgg ko jox ko gouverneur jox ko préfet ñu ngi ciy dox am na lu ci yàlla indi ñu ñaan yàlla loolu sotti mu ne jàmm jooju nekk ci xale yi ñu suuxat ko ñoom ñu suuxat ko loolu nañ ko wéy bu baax a baax a baax ne rafet na lool liggéey bi nga xam ne communauté Cheikh al Islam ñu ngi koy liggéey ci àddina bi ba lawal diine yi fu nekk Soudan Égypte Somalie États-Unis London foo dem tey ñëpp ngi naan Cheikh al Ibrahima Cheikh al Islam mooy liggéey loolu ndawal bi topp ci tànk yi di ko wéyal ñu am ay grand conférencier pour di gën fi léegi Bahram Diop amul lu mu deful ci àddina bi imam Aliou Cissé amul fu mu waxul ci àddina bi Cheikh Ibrahima nekk ci tànk yooyu moom ak ay ñeneen di bay ci waat yi nee na loolu kàddu l'islam bu Sénégal googu bu mag boobu ngeen ko téye mooy kënu bu dëgër bi mooy indi jàmm mooy saxal jàmm mooy indi koom-koom asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. mbokk yu tedd yi boole seen góor ak jigéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu may ma jiital ci nuyoo bi Mawlaaya al-Xalifa al-Mu'azzam Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh al-Islam Hadji Ibrahima Niass. ma njëkk a nuyu suñu xalifa di xalifa saaxibil fayda mu Cheikh Ahmed Tidiane di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla wér bu sax mu dellu si ci njaboot gi muaafan saaliman mawfuura sixati. waaye nuyoo boobu maa ngi koy teg ci loxo doomam suñu sëriñ di Cheikh al aalimu al allaama Cheikh Ahmed loolu laa daan gis muy bind Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed mi nga xam ne doomu xalifa bi la mu ngi ànd ak ay rakkam toog ci wetu ndeyjooram shaqiquhu Cheikh Abou Bakr moom it di doomi xalifa bi. moom nag muy wóllare alaaji baabu bu yàgg ma doon ko gis fii boobu sax xaw ma ne doomu xalifa bi la Cheikh Ahmed Tidiane. mos na fi ñëw indi fi benn oto toit rek xam naa ne boobu mën a bot oto ngelaw fi ngelaw bu métti ci taw bu rëy sëriñ ji nga jégal ma. maa ngi nuyu beneen rakk sëriñ bi muy Sidi Ali ibnu Cheikh Ahmed Daam mu ngi dala toog ci wetu monsieur le ministre. maa ngi nuyu it Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Ahmed Dam borom xaal bu tàng bi. maa ngi nuyu sama xarit nag wax dëgg yàlla xam naa yéen ñëpp xam ngeen ki ma bëgg a wax. yàlla dogal sax tey xam ngeen ne baaxoo ma di toog ci kaw ci jotaay bii waaye tey dama am ngant sëriñ bi ñu léegi jékku ci loolu sax ñi ma xam ñëpp xam nañ ne sama sajaada baa ngi nii waaye tey dama am ngànt. Cheikh Baye Mouhamadul Hadi laa bëgg wax ma toog nii sama ndeyjoor ak ñi mu àndal yëpp. Cheikh Abdoulahi mu Cheikh Mouhamadul Mahi moom it di doomi Cheikh Mouhamadul Mahi mu Cheikh Ibrahim. sama xarit le marabout américain Seydi Ali ibnu al imam al akbar Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé mu ngi ànd ak suñu xarit lool Cheikh Ousmane Bitey yaakaar naa ak ñeneen waaye ñii ma nuyu yëpp seen nuyoo yooyu dama koy jëlaat tegaat ko ci loxo seen waajur muy Sayida Roqaya bint Cheikh al-Islam. Sayida Roqayatu Niass di doomi Cheikh al-Islam ci suba la fi nekk ak ñun solu ma ziyaara guddi man mu fende ko ak léegi bu ma ko gisul mu ngi fi ànd ak jigéenam suñu bàjjee tamit Sayida Nafisa bint Maam Alxaaji Abdoulaye ak waa kër mboolem kër ay Maam Haadi. monsieur le gouverneur jotaay bi yaa ko moom xam nga ne sax yow yaa moom lépp moo tax hésité naa sax ma ne monsieur le gouverneur sax du ma ko tudd sax tey dama koy bàyyi rek ndax waajee dafa bëggoon lool yónni doomam ne ko demal joxal ma sa bàyyi diw sàngam lii doom ji bi ma agsee rek nga sama bàyyi mu ne xam naa yëfi nawet la jëfe na sama bàyyi mu ne nga am enveloppe mu ne ko yow sa bàyyi dama koy rey rek mu dee benn yoon. waaye sama mbégte tey monsieur le gouverneur Jean-Baptiste passé na foofu ak yow. maa ngi nuyu kilifa gi monsieur le préfet de Kaffrine
monsieur Diop xam ne yàlla dogal na biñ koy indi fii mu fekk mu biti réew ma yebal sama baay Souleymane Ba porte-parole ak ñi mu waroon a àndal yépp ci cérémonie d'installation bi di ko dalal jàmm fii ci département bu Kaffrine di la ñaanal yàlla mu jig la nga jig ko te loolu yàlla di defit bu fekkee président nga fi gàmmu it bëreegul ñu ngi arfanlu maanaam on est optimiste ne say activités religieuses mu nga di ba bokk na ci yi jiitu ci yow maa ngi beral nuyoo nag wax dëgg yàlla sama xarit sama wëllëre sama doomu baay pour laa koy présenté monsieur le ministre Abdoulaye Bibi Baldé dugguleet ngeen gis ko fi wala boog yu bëri ci yéen toog naa dana gis rek mu ne joxaam agsi ci sama biir nekk ci rek moomu jamaa woon ñu bokk ko lekk ñu ànd julli ji timis keroog sax man moomu yóbbu ci jàkka ja ndax man maa ngi jàpp rek monsieur le ministre moom moo ne ma ñu dem julli ji ci jàkka ja ma ko wax góor te boobu ci mission bu rëy la nekkoon dañu loxoom di ñëw ci kër gi bi mu ñëwee dafa laajte ne lii lan la ñu ne ko mausolée Cheikh Al Hadj Babou Ba ak i baayam ak i maamam yëguma ci dara mu am ko mu woon ne ko dama bëgg génne as tuut ñu defal ma ko ci mausolée bi yëguma ci dara mooy ci rawda bi ma toog benn bis monsieur Mballo professeur fii di ku baax moom it indil ma benn bon ciment ak xaalis ne ma monsieur le ministre mu ne ñu defal ko ci rawdu bi ma ne xaalis bii nag nit yàgg na maa jox xaalis ma lekk ko waaye bii moom duma ko lekk ma góorgóorlu julli ji fajar imam selmal ñëpp toog ma ne ana bàyyi su mu ne mu ngi nii ma ne ko kaay xaalis bii moom dañ ko def ci rawdu bi monsieur le ministre Abdoulaye Baldé nee na bu lii bon ciment la xaalis bii dañ ko def ci rawdu bi loolu laa ci doxalee tey jii amoon na ngànt midi wala 13h la quitté ñu ko waxaat sax daf ne monsieur le gouverneur protocole loolu la tëral te xaritam la dajee nañ Kolda mu ngi ànd ak njabootam moom it ñu ngi lay dalal jàmm maa ngi dalal mboolem kilifa yi nga xam ne gouverneur yaa ngi ànd ak moom maa ngi nuyu kilifa diine yi ci tund wi boole seen tey moom wax naa sànq ci néeg bi sama ñaari gan yu jógee ba Raleigh Caroline du Nord ci États-Unis ñëw ci ziyaare guddi bii waaw loolu moom wax dëgg yàlla coono am na ci fa laa defoon conférence il y a 2 mois de cela à Raleigh Caroline du Nord ci États-Unis soxna Ami Collé Guèye Hadji Modou Guèye Modou Malick Guèye xam ne ñoo may dalal foofa te teewoon fa le consul général des États-Unis à New York aux États-Unis El Hadji Ndanga Ndaw xam ne maa ngi koy nuyu déplacé wu New York ba Caroline du Nord ñëw teewul fa monsieur le président de la République ndaw yooyu jógee ba Amérique ñëw tey ak kenn ki sax bi muy ñëw dafa takk bopp bi ni américains yi di def sol ay li ngay waxee weeru ñuul yooyu xam na ma ne leen wax dëgg yàlla nag ëpp na waaye tey moom ziara bi dama ne ëpp na kilifa diine yi mënumaa lim ñëpp gis naa leen Cerno Kabir li mi nga xam ne mënatul sax physiquement soxna kaanam ñëw bokk ak ñun ndene ci see këy Serigne Bachir Kounta Cheikh Abdou Barham Alaaji Saloum fi la fanaan ci Ahmad Dam kët saawi li Serigne Jamilu Ndaw Jaxaaw waxoon naa sax du ma lim ñëpp ñëw nañ fi l'imam ratib de Kaffrine ñëpp teew nañ fi ba Makk Njaane Serigne Babacar Njaane ñëpp teew nañ fi loolu alhamdulilahi rabbil alamin dañ koy sant yàlla waaye les responsables politiques région bu Kaffrine monsieur le maire Abdoulaye Wilane yaakaar naa mu ngi woon ba Guinée Bissau ci élection yi foofa la wootee ni ma yónni naa sama soxna yëkk wu rëy ñu defal ma ko ci yëf yi directeur monsieur le directeur Abdoulaye Seydou Sow
tant bi daaw jéeg daawaatu jéeg yëpp moo koy jëlee Dakar indi ko ren nag mel ni yaram moom dafa tàng mu boole ci enveloppe bu téeméeri junne jox ko délégation bii xam ne ñu ngi fii góor gi ñëw commandant ña sëñ Modou Mbacké ne leen bu ngeen demee ne leen maa waroon a teew mais tey xam naa yitte yi te loolu su ma ci demee dana bëri wax dëgg yàlla monsieur le maire El Hadji Taha Diané kazalika monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine El Hadji Adama Diouf kazalika moo gën a bokk yenn monsieur Djibala Gaye ñi doon wax ci bëccëg la ñëw ak oto wàccee teraanga delluwaat am na benn ndaw daa bu yaram moom tàng ñoo bokkoon nekk ci daara ji Babacar Ndaw doomu suñu bàyyi El Hadji Ali Ndaw fukki saako ceeb la indi dem mu wàccee ne ma sëñ bi ceeb bi gën nag la boo ko joxee na nga ko lekk bu ko jox kenn na ndaw ku naa la ma ne ko waaw li gën rek ndeysaan ma ne ko waaw xam naa sa yéene waaye li gën lañu war a joxe xam naa wuute nag ndaw ku naa bi nga xam ne waa ji def ko ne sëriñ bi sama sang doo ma yippil sa bassin riche bi mu ne ko yow xanaa da nga dof lii di bassin riche kooku moom xam nga jaamam yi am nañ problème. Bilal Cissé responsable politique ak Kaffrine mais sama jarbaat bëgguma sax tudd problème politique ndax moo sa njaay mi ko jur Awa Xadi mi ko jur ak sama yaay ñoo bokk gën a bàyyi donc sama jarbaat la moom nag dama jaar ak moom ci ay zone de turbulence yu bëri ndax xam ngeen Bilal moom ragalu dara bëri ko dëgër fit la karaage yëpp tey moo ko togg jëlee ko Kaffrine indi ko dafa daanu sax ci moto barki démb di ne entre Ngoudi ba Kaffrine du ne politicien la moo tax dama ne maamoom di jur ndeyam ak sama yaay ñoo bokk benn bàyyi yaayam dénkoon ma ko da nga koy ñaanal yàlla ak xaritam Elimane Thiam ca ADS ñoom dañu bañ ba dañoo togg ay ciin yenoo ko Kaffrine indi di laa nee na ma reer yëpp togg naa ko ma ne ba dana ñi fii tubaarkal la Cheikh Abdourahmane Ndaw Al Karim ca Kaffrine mu xaddamu Cheikh Ibrahim def na loxoom ci gàmmu gi mu ngi teew mënu ma fàtte it dëgg yàlla li mu yi sol lu weex li Laas Badiane foog naa ñu bëri xam nañ ko responsable politique à Grand Yoff affiché communication télé beeg rajo yeeg alalam moom nee na moom ay jëlem laa bëggoon a indi taalibe Cheikh Serigne Saliou Mbacké lu wér mais mos na tardé jotaay bi te yu bëri moo koy def maa ngi nuyu it sama doomu day Massar Ndiaye nga dële ca Cheikh El Hadj Babou Ba moom mooy caatu El Hadj Babou Ba moom moom mujj tàllal El Hadj Babou may ko wérte keroog El Hadj Babou mu ngi sangu ca clinique Pasteur ca Ricardo président de la République yóbbu woon fa Cheikh El Hadj Babou Ba mu ngi tëdd ci chambre numéro 2 Matar ñëw sukk góoru yaram maa ngi tàng jër ma ko doon bëgg ñaan lu góor di jàng Fatiha junj ma ne ma demal nga mottali ko moom mooy caatu El Hadj Babou Ba lépp moom la yére bii ma sol sax moo ko ñëw jox ma sànq dama génn gis ko mu sol tenue de training boolu beñee mu indi ko ci kilifa la mag soxnaam démb la ko yebal sonorisation yi lamp yi al lépp moom la ñu ngi koy ñaanal yàlla su ma continuer danaa jiw ndax démb dégg naa benn waaye nee na seen ziyaare yi fu mu da ngeen fay nekk di gërëmante rek ma ne ko waaye nag loolu moo ñu gënal xasante yi nag wax dëgg yàlla ñu may ma rek wax dëgg yàlla gërëmante dajee gërëmante moo ma gënal dajee di xasante naa gërëm ñu gërëm rek Imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé amoon na yitte ak yéene teew fi ak ñun waaye ku ne xam ne leen mooy ci tournée bu mag ci Afrique waaye doomam Sidi Ali Cissé fu mu teew matee na fa mu ngi nii teew moo daan présider jotaay bi te moo daan wax ne ngudi boobu du ma ko booleeg dara xam nañ ne mbootam mu ngi fi mu ngi ànd ak ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo si ko ci jàmm mu ànd ak bépp tawfiq Cheikh Mouhamadul Hadi Ba wax na lu am solo li ma wax ne ziyaare bi ren ëpp na mooy ne El Hadj Massall Mali wax naa léegi ne keroog bi El Hadj Babou Ba taawam bàyyi ba wàccee liggéey nit lool ci moom El Hadj Babou Massa ngi sol lu giri daf ne El Hadj Massall mii mooy sama taaw
El Hadj Massall mooy entrepreneur bu ñëpp xam la EGEP ñu bëri xam nañ ko fii Sénégal Mali partout dans le monde ñëw ànd ak njabootam depuis démb te commencé wu tey dafa teel a ñëw ci ay orientation ci ay li nga xam ne mooy taawu El Hadj Babou Ba mooy suñ mag ñun ñëpp lépp moom la ndax ñun ñëpp dañu demoon bàyyi ko fi xataa bàyyi ba muy taaw El Hadj Babou daf ko génnee woon mu dem Arabie Saoudite dem jàngi man ma dem Soudan xataa Ibrahima Ba dem jokkul wala Joloki këy demoon na amoon na feneen fi ñu jokkoon moom moo desoon ci kër gi ci ron El Hadj Babou Ba ba léegi mu wuuf njaboot gi yëpp ku xewle mu def lu mën ak lu mënut lu ma seddal kenn lu ma gënut ak lu ma xamut danaa koy dégg muy wax lu xam ne gisaguma ku ko essayé nee na du ma toog fenn kenn na Cheikh Ibrahima te tudd tegoo ci lu rafet bu xaw ma nag gisaguma ku ko essayé nag ci safaan ba ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko wér yàlla saxalal ko ko moom ak ki rakkam yépp nag tey ñi ci samay mag ak ñi ci samay rakk maa ngi nuyu monsieur le maire Ibrahima Wandaw maa ngi nuyu l'adjoint au maire El Hadji Dame Cissé man amuma lu may dénkaane sëriñ bi Cheikh Ahmad nañu ñaanal yàlla sëriñ bi fii maye lu may ñaanal yàlla monsieur le gouverneur wax nañu fàttali nañu yenn taxawaay yi nga xam ne en tant que ay citoyen war nañ ci bàyyi xel muqaddamu Cheikh El Hadji Babou yi daanaka jarutoon ren sax communiqué yi dama ne woon ñoom ñooy woote mbir mi jarul ñu tudd kenn ci ñoom ci communiqué yi waaye Cheikh El Hadji Saloum Ndaw a ngi nii El Hadji Saloum Wilane a ngi nii Cheikh El Hadji Mouss Dia a ngi nii Cheikh Hassan Camara Serigne Ndara Omar Diop su ma limee liste bi dina gudd te comité d'organisation bi ren dañ ma njëkk na ma cérémonie bi dañoo bëgg mu gaaw ndax guddi gi ñu mën ko dundal te maag li ñuy wax dama ciy tënk ñu am nuñ tëralee lépp sonn ci ba sonn trop man sax bëgguma xotti yi nga xam ne tëral ngeen ko waaye daal sëriñ bi muqaddam yii li leen war yëpp def nañu ko suñu nattuwaay yi mooy activité yi am ci pays bi muy gàmm ak mboolem xeetu ziyaare yi ak tey ba ñu seen ak fu nekk sama statisticien wan na ma ne ziyaare bi mujj ziyaare bu mag bi xaalis bi coordination Daarul Muhibbin niveau national waaye sax niveau international yokku nañ 63% par rapport ak daaw statisticien bi loolu la ma indil ci ziyaare bi weesu gàmmo gi kazaalika loolu nag ñun moom la jaayante sëriñ bi woote ñu dem wuy ci ñu ngi wuy si massivement quantitativement et qualitativement loolu dina baax ñu seedeel leen ko waaye mboolem mu xaddam yi fi nekk Cheikh Abdou Barhama indi na fi teraanga bi dul jeex ceeb bu xam ne bu li bépp mën nañ ci dund Cheikh Ahmad Dame kazalik Cheikh El Hadji Saloum moom dama ko jëllale délégation la yebal démb indi xalal ñu xam ne mën naa koo séddale région de Kaffrine yëpp te du jeex ñu ngi koy ñaanal yàlla wér gu sax nit ku dëggu la ku ñàkk caaxaan la ku nekk kañaan la it waaye kilifa diine yi ci tund wi ñu ngi sant yàlla ci Kaffrine Tivaouane Touba Ndiassane si Bachirou ngi ne lépp ngi fi te fi lañ yendu maa ngi nuyu sama sëriñ Cheikh Ousmane Niang xam naa léegi moom a jàngal alquran ju métti waaye ju barke nag moom dafa seey ci Cheikh El Hadji Babou Ba bëgg ko lool parole la mostu soppeeku El Hadji Omar Seck mu ngi fi bu caamin ci Baye El Hadji Makhtar Ba damet ñëpp a ngi fi monsieur le gouverneur pour terminer maa ngi lay waxaat une fois encore bi nga ñëwee nee naa la programme taalibe nag dafa mën a déborder dafa bëri lu muy déborder
maa ngi lay jégalu ci li nga xam ne mën na fee am génn protocole yi ngeen xam ne yi ngeen jàng ñun daanaka dañu nekkoon ca daara ji rek yàgg délégation bu fort bii ngeen àndal waaye daal ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm dina baax it ma ne benn gouverneur ñu ko jiitoon ñu baax lañu waaye daal moom daal mooy benn gouverneur je le dis haut et fort et j'assume damay toog sama téléphone sonné ma xool muy monsieur le gouverneur de Kaffrine ma ne monsieur le gouverneur na nga def colis ba defu la dara nga teg yaakaar ne dafa am lu xaw mu ne ma non maanaam dara c'était juste pour dire bonjour pour ziara la li ma wax du noonu parce que moom nee na du tricher te dëgg la xanaa man kon wax dëgg yàlla nag waruma tricher yi nag li may wax bu dul dëgg wax nga ne doo tricher te dëgg la nee ma du noonu damay toog boo ma téléphone ku yore région lu lu jeex service yeeg yëpp ma toog ñaam su xeebu sii day toog rek sama téléphone sonné 529 maanaam na nga def mais du dara dama ne woon rek lii ak lii wax dëgg yàlla kon xam naa ne kii mu ngi bàyyi xel mais du man lay téléphoné du man lay seet nu ma def ma jàngee ci ne kii moom mu ngi teg bëtam ci liñ ko dénk mu ngi teg bëtam ci njaboot gi du man kenn bu doon man Cheikh la mais woo bi may woo ma ne darsu bi ma ci jàngee leçon bi ma ci tiré mooy ne yow sa bët moom mu ngi tawee waxoon naa la fii ci mbëri ba ma ne gouverneur bu tawee jarul ñu naan ko lii ak lay ndax gouverneur am na ay bët am na ay làmmiñ am na ay nopp yu bëtam yi ak làmmiñam yi ak noppam yi 2013 xalifa bi Cheikh Amadou Tidiane moo fi teewaloon boppam courant bi Maguette préfet Maguette Diallo courant bi ne tag xalifa lii nekk fi toog courant bi ne tag ma gis benn waay xam nga BMS lañ koy wax xaw ma après sax laal laaj gars ñi ma dégg mu ne ko di kii yàlla xalif de Medina Baye am na black out waaw ma toogaat tuuti rek courant bi ñëwaat ma xool gars yi après ñu ne ma xam nga BMS lañ koy wax wala xaw ma ñu fi mu nekk sax lu si mën a xew. ñu ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay ci région bi beneen bi mosu moo ko woo téléphone benn yoon lu dul ne wuyu na ma. ci ni may wuyoo nag lay xam ne il est en réunion il est pris ou non man it rek ma dawal sama xel kii rek am na lu may déggee ma ne ko je vous rappelle monsieur le gouverneur te li ci bëri day insister ne ma mais waxal ma wax mosuma ko soxla te jotuma ko mosuma am protocole bu jaar sama def dama la soxla muy lii déedéet wala déedéet te damay toog ak moom bureau mu ne ma vraiment dëkk bi war na mel ni yoon bii jógee Kaffrine dem fële bind naa keroog bi ma ne ko dama bëgg yoon bii bu paree na wàcc ba ci jumaa yi guddi ba ci ñu mu bindee préfet def ci jëpp ne ma jot nañ ko te incha allah dinañ ko appuyer te dina am te yoon bii dox na ci lu bëri bés wax naa ci fii ba am ñu sax ne le marabout de Ngodiba am lu njëtag fekk yàlla xam ne ne bëgg yoon bi baax rek waaye alhamdulilahi rabbil alamin yàlla building administratif à Kaffrine ak yeneen i projet yu xam ne tombee waral baax gaaf monsieur le gouverneur yoon bi ca Blaise Diagne wala dégool bu xam ko ci jiitoon ñoom ñaar dañ ko doon ñaan yàlla yow ci sa aye la yàlla dogal ne alhamdulilah léegi tey moom ku ne suñ godorong ba ma ne suñ godorong wax dëgg yàlla te sax déjà commencé naa su ku ma wax rek mel ne suñ godorong waaw fu mu ne moom xaw ma li commencé guddi ba jëm ne la mais bu ñu Kaffrine moom léegi tey ku ne suñ godorong ma ne suñ godorong loolu ñu ngi ciy sant monsieur le président de la république ndax xam naa ne am na ci taxawaay bu dëgër li ma gën a neex nag mooy building administratif mi ngi ci Kaffrine waaye Kaffrine ñu nit ci réew mi lañ bokk ñu am nag image visage bu rafet alhamdulilah ni mu ko waxee dañuy ay baykat lañ dama toog ñu woo ma ne ma tracteur bi jël ko nga dem bay maa ngi ciy bay ñu ngi bojj monsieur Jimbala maa ngi lay gërëm yëpp moo ko dox jotale ñu suñ nuyoo ci say kilifa commencé ci monsieur le ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye dana dogal na daanaka rek ñoo bokkoon benn tant ci Makka waaye monsieur le premier ministre amatul monsieur le président de la république taxawaayam ci kër gi
at mu ne ma wax ko muy dagaan réew mi di ñëw fii dafa fekk sama baay tukki man ñaan ko ndigal mu ne ma recevoir ko ci sama kiliftaane mag baabu yaamu baax mu ñëw fii ci kër gi fekkul fi góor gi dalal ko def li ñuy def yëpp waaye nag moom it wax dëgg yàlla mu bàyyi xel góor gi daara moderne baa ngi nii ci buntu Modi ba léegi bu pare yeneen ak yeneen bi góor gi tawatee xëy na yow loolu maa ngi la koy door a wax moo ko jëlee fii ñëw bu ko Dakar 3 mois ko fekk ak lii dem ci kër gi bi yàlla dogal li ko soob Cheikh Alhaji Baaw mu yebal délégation bu rëy jógee présidence jox leen enveloppe bu rëy ñu ñëw taxaw lépp dafa joxe woon ndigal corbiac bi su ma juumul motaar ñoo ko jëlee ca kilifa bi premier gàmmu Cheikh Alhaji Baaw ba génn àdduna dama toog midi samedi un certain adjudant Mbeng à la présidence woo ma ne ma président mu ne jàpp na ne seen gàmmu tey la ma ne dama waxoon ñoom nekk am nañ bët yu bëri ak nopp yu bëri jàpp ma ko woon kon mu ngi bàyyi xel Modi ba loolu nag ñu ko jotal la ñu ngi koy ñaanal yàlla mbokk yi maa ngi sant maa ngi gërëm am na lu ñu baaxoo woon di def monsieur le gouverneur ba léegi ci biir temps bi maa ngi lay ñaan 2-3 minutes suñu aada suñu cosaan mayit ñu dajeeg suñuy sëriñ te beesaluñ suñu kóllëre ak suñu jaayante xam naa ne sa temps mayut la waaye maa ngi gërëm sama xarit El Hadj Keba Gueye jógee ba Gambie sànq ñi ma tudd ñoo jógee États-Unis ay rakkam lañu ak ay magam moom yaakaar naa ne daanaka jaratu ci comité d'organisation bi la bokk conférence yi ñuy def États-Unis ak partout dans le monde moom mii mooy rawxaan bi ñoo àndoon Washington ñoo àndoon New York ñoo àndoon Caroline du Nord te du yàgg tuuti ñoo war a ànd Londres insha allahu tabaraka wa taala mu ngi nii toog bokki taalibe yëpp maa ngi sant yàlla muy gërëm baabu yaama bëggoon naa ni ko monsieur le gouverneur sëriñ bi bu waxtu yu jotaan mu Cheikh Alhaji Baaw ba daan yëkkati addiyaam teg ko ci loxo taawam baabu yaama ba woo ay muxaddamam alaaji Maas Jëm nii jógee ba Dakar nu wéy ne ak alaaji Asan Camara jógee ba Gàmbi mu teg ko ci seen loxo ñoom it ñu woo taalibe ñu dajale addiya ñu jox ko sëriñ si nga xam ne suñuy sang leen ñu jox leen ko ñu jox sëriñ bi am na mariage bu ñu fi war a maye bu ñu fi war a def sëriñ bi def ko dénk ñu ñaanal yàlla monsieur le gouverneur maa ngi lay ñaan loolu bu ko defee rek incha allahu tabaraka wa taala برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان